parce que ñun dañoo jàpp ne képp koo xamante ne yaa ngi ci territoire u Malika rek waa Malika nga. d'accord tey luy solo ndaje li. solo ndaje bi mooy waa Malika ci seen bopp dañoo sonn ci ki nga xamante ne mooy monsieur le maire ndax bu ñuy waxal ñun monsieur le maire la ñuy joxoñ sunu loxo parce que mooy ki nga xamante ne dañuy xëy benn bés rek ñu ne ñu am na kuñ fi jox ay hectares te hectares yooyu amul benn doomu Malika boo xamante ne gis nga ci sa bopp en commençant par benn nit ba nga xamante ne dafa ñëw ñu jël 9 hectares jox ko kooku dafa yor société boppam ñu toogaat ñu joxaat ko 37 hectares yi yàggul justice bi ci boppam tranché na ne monsieur le maire tëj nañ ko juróom benni weer ba pare amandé ko terrain bu nekk 15 millions ñu toogaat ba mu yàgg ñu ñëw fi ngeen ci place bi ñu nekk ni ñu kirtinding ko commencé dagg ay filaaw te mu nekk ci forêt ba nga xamante ne forêt classée la te boo xoolee fii ñu nekk fii actuellement du conseil municipal yi ñoom ñoo ko délibéré du waa dëkk bi ñoo ko yëg kenn xamul nu mu demee dañoo xëy rek ñu gis ne ñu ngi ko kirtinding dañoo xëy rek gis ne carrément ñu ngi dagg forêt bi en complicité eaux et forêt parce que eaux et forêt ñoom ñoo ñëw ànd ak ñoom ñuy dagg filaaw yi de deux aussi ñoom dañ ñu woon ay kayit yoo nga xamante ne dañ ne le président de la République son excellence Macky Sall moom ci boppam moo joxe décret pour ñu def loolu te ñun bi ñu vérifier am nañu ay sources yu sûr que ne décret boobu baaxul jaarul yoon. mais la ngeen bëgg fu mu ne nii. li ñu bëgg d'abord mooy audit foncière ñun li ñu bëgg mooy état bi parce que ñun dañu jàpp ne bu yàggee état day doon complice son excellence Macky Sall adduna bi yëpp ñu ngi koy jiiñ mais li nekk ci Malika su fekkee président de la République son excellence Macky Sall dégg na message bi ñu lancé war na def liñ naan audit foncière mu ñëw fii balaa leneen di am parce que démb rek am nañu benn promoteur bu dem di toj ay kër ne day terrassé te loolu waa Malika kenn yëgu ko woon te fii ñu toog nii wax nañ ci lu ñu dégg bi ñu commencé yëngal monsieur le maire ñëw fi ay askanam ñëwuñu fi mais démb bi ñu bëggee laal fi nga xamante ne intérêt moo fa nekk ndax moom ci boppam dafa am yaakaar 25 hectares moom moo fa njëkk ak ay nitam pour xeex loolu kon moom mu ngi bëgg am ay hectares yu mu jaay pour mën a fay bor yi nga xamante ne moom lañ koy toppee te loolu nag ñun waa Malika duñ ko xool duñ ko nangu. waaw loolu lañ la bëgg a wax. c'est-à-dire que ñun gis nañ décret ba nga xamante ne incha allah dinañ indi ay preuves yu palpable yuy wane ne décret bi baaxul parce que mënoo am décret présidentiel te monsieur le maire taxaw fële ne man yëguma ko amul délibération donc moom le maire bi coow li tàkkee moom dafa dégager ay responsabilités am ne man sama yoon nekku ci man joxewuma dara te ñun wan nañu décret boo xam ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci tey sa loxo te société boobu ñu ngi tudd Siam te Siam boobu ay ci at yu passé ñëwoon na fi bëgg a dugg ngay jaga mu nekk site religieux gars yi ñëw dàq leen fa ñooñu encore ñoo ñëwaat ñëw fii te duñu ragal kuñ naan madame Aw la donc nag complicité madame Aw le maire ak ñenn ci sëriñ si nga xamante ne ñoo fi nekk. national ak international que ni Malika dafa yàgg subir ay injustice léegi nag lii moo xew tey mais dafa doy bii la ñuy arrêté soog a dugg ci des arrêté leen pourquoi dañu yàgg subir injustice. mooy bu ngeen xoolee mbëbës Malika ñu ngi fi indi mbëbës en 1968 depuis boobu ak léegi defe naa ne ñu ngi 54 ans alors état bi indi na fa projet nee na day defaraat mbëbës dédommagé nañ ay récupérateur dédommagé nañ ay façon nit yu nekk mais terre yi fa nekkoon nga xam ne suñuy maam ñoo fa nekkoon di bay ak suñuy baay terre yooyu nga xam ne ci lañ sëkk mbëbës bi ba léegi nii état jëlu ko en charge man jéggi naa maire parce que maire boo xamante ni depuis bi fi nekkee ay njaaxum la fi nekkee du ma waxoo xam mënul régler suñu problème ñu ki koy régler mooy le président de la république moom la ñuy waxal ñu ne ko Malika li ñuy subir doy na bi ñu jógee foofu yéen ñëpp xam ngeen ni am na ay bassin yu ñu def fii pour xeex inondation bassin yooyu xam nañ ni baax na utilité publique la mais fi ñu ko def ay tooli jàmbur la mënuñu leen dédommager loolu yabel la bu ñu waa Malika bi ci mujj mooy 9 hectares yi ki ma weesu doon wax loolu Dembaka bi bu EDK moom lañ ko jox biñ ko jox teguwul ci yoon te xam nañ ko ñu ngi koy wax ne ko jaar na fii di wax ay soi-disant RSE indi ay xawma defaral maire
gazon synthétique ak nangam mais xam nañu lu wóor ci ni li mu amee loolu jaarul yoon te na xam ne amagul kër parce que Malika duñ ko bàyyi mu jàll dinañ taxaw xeex ko. Pourquoi? Parce que xam nañu ni président de la République même buy déclasser forêt classée di ko jox nit décret day am motif c'est-à-dire utilité publique mooy tax dañu war a defar hôpital dañu war a defar stade dañu war a defar infrastructure dafa am ñoo xam dañu inondé dañ leen war a déloger lu mel noonu la président di wax pour jox nit mais du fekk dëkk bu mel ni Malika nekk dëkku diine en plus de 100 ans mu jël fi 9 hectares jox ko benn nit bu tudd Demba Ka mu ne damay jël samay terrain defar samay immeuble di jaay wala da jël samay terrain di jaay loolu suñ ko waxee man gëm naa ni président du def loolu parce que loolu mënul ne c'est pas vrai. léegi nag ah. béy wéy na mbuus si côté. non béy wéyul mbuus parce que xam nañu ni ñun xam nañu ñu ngi wax Sénégal amul justice mais gëm nañu ni ba léegi am na fii magistrat yoo xamante ni yu gëm seen bopp lañu te mbir mi bis bu àggee ci ñoom même bu doon dafa tabax R+10 dinañ ko daaneel parce que awul yoon. kon loolu dama koy brosser damay jaar foofu. na ngeen ko bëgg a xeexee. ni ñu ko bëgg a xeexee. dinaa ci ñëw mooy bu ñu jógee ci xeexu tey bii dinañ attaqué ji xeex boobu. pourquoi ma jaar ci foofu yëpp mooy wax nit ñi ne leen Malika dañu sonn dañu muñ ba sonn ñu ëgsi na xëy benn jour ñu ne ñu ci guddi dafa am ñu ñëw di dagg filao bi dañ leen fi jox 3 hectares xaw ma 4 hectares ñu laaj ñu naan ñu siam mais ñun xamuñu woon mais ñun siam ceeb lañ ci xamoon wala ñoom dañu defee ne suuf Malika lañ bëgg a def ceeb mais duñu ko nangu duñu nangu loolu c'est-à-dire bala ñu yooyu yëpp dinañ leen xeex mais xeex bii la ñuy commencé ñu ne waa siam ak ñi ko jox ak complice yi mu am ci suñu autorités yi ñu ngi leen di wax ne leen dinañu jaar ci kaw population Malika bala ñoo def fii dara loolu la ñuy wax nit ñi dégg ko président de la République xam ni Malika jóg nañu te Malika taxaw nañ ci seen alal du ñu bàyyi mu ko ne dem voilà guddi la ñu ñëw di dagg garab yi nga gis ñu dagg ko fi guddi lañ ñu alerté ni ñu ngi dagg garab yi bi ñu ñëwee ci guddi gi dañu fekk ñu dem donc gisaguñ leen ñun gisuñu leen mais ñu ngi leen di wax ne leen fii du ñu bàyyi ñu jëmbat fi benn poto du ñu bàyyi ñu teg fi brique wala dañuy jaar ci kaw population Malika soog a def loolu. ñaata hectares la lii. waaw lii nee nañu ñu 3 hectares la mais ñun en tout cas ci géomètre yi ñu am nee nañu ëpp na 3 hectares. de même que 9 hectares yi ñu wax Demba Ka moom la am nee nañu ni 13 hectares la xaw ma 12 hectares et demi. mais yooyu yëpp am na solo amul solo li am solo mooy même bu doon benn hectare la Malika du nangu mu dem Malika taxaw na te nañu xam ni Malika taxaw na. mais nee nañu am na décret moom. waaw décret xam nga foofu laay ñëw xam nga maa ngi dégg décret am na ñu ni ma sax décret bi valable mais man li ma wax mooy dama ni. li ma jiital laa bëgg ngeen déggoo dama ni président de la république moo ñu jiite ñun ñëpp mais suñu kaddu la yor dañ ko boole suñu kaddu jox ko ni yéen nayoo suñu dëkk te ni mu ñu yore suñu dëkk dañ ko encadré ak ay loi dama ni benn décret bu président jël jox ko nit ne ko jëlal suuf nga jaay say terrain di def ci sa poche alors que population bi amuñu fu ñu dëkk bu ñu bëggaloon tabaxal hôpital amuñu fu mu dem mais décret boobu bu amee du décret bu ñuy nangu population bi da koy bañ.